mbokk ñu seetaan monsieur Mansour Ndiaye yow yaa jiite liste coalition Baatu Askan Wi ci élection législative 2017 ndax mën nga présenté wu ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. waaw jërëjëf maa ngi tudd Mansour Ndiaye am ñeent fukki at ak juróom-ñaar juddoo Ross Béthio yaroo Ndar tamit marié am benn soxna am tamit ñeenti doom. Mansour Ndiaye gannaaw bi nga defee sa wàllu jàng yépp fii Sénégal ndax mën nga ñu wax lan mooy sa jaar-jaar ci wàllu liggéey. waaw bi ma amee sama maîtrise ci wàllu économie wàllu koom-koom def benn master ci wàllu ingénierie financière dama tàmbali sama carrière ci ONG yi à Louga liggéey ci ONG international ci wàllu développement ay at dugg nag ci microfinance spécialisé wu ci taxawal tamit ay réseau bokk na ci UFM Louga nga xam ni benn réseau la bu PEC région de Louga ma bokk ci ñi nga xam ni ñoo fi taxawal nekk également expert ci wàllu microfinance ci àdduna bi donc di ci liggéey ak ay kuréel yu mag bokk na ci Banque mondiale bokk na ci BIT ak yeneen bailleurs yi nga xam ni dañuy lëkkaloo souvent di jàppale ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu microfinance muy xeex ndóol ak ñàkk. dañ lay faral di dégg lu bari tam bitim réew ndax mën nga ñoo wax ci lan nga fay yëngatu. waaw dama nekk di liggéey tamit sur le plan international boo seetloo fu mel ne Haïti yi nga xam ni suuf si yëngu na fa ba mu am atub yàlla bokk naa ci ñi nga xam ni ñoo doon formé waat les acteurs du secteur de la microfinance pour que ñu reconstruire waat dëkk ba loolu daanaka fii laa bàyyi sax élection présidentielle yi en 2012 pour dem defi liggéey boobu bokk na ci dëkk bu mel na République démocratique du Congo après guerre bi bokk naa ci ñi nga xamante ni daanaka dëkk bi yëpp def nañ ko ba ci frontière Rwanda pour mën a jàppale yenn gox yi pour ñu redémarrer secteur microfinance former fa ay génération tey ñooñu daanaka ñoom ñoo yore réew ma ci wàllu lépp luy xeex ndóol ak ñàkk ci gox-goxaan yooyu. donc yeneen dëkk tamit bu mel ni Djibouti nga xam ni léegi gouvernement yi ñoo ñuy recruter pour ñu ñëw defaral leen li ñu tuddee politique sectorielle maanaam gouvernement yi li leen intéressé mooy ñi nga xamante ni dañoo nekk ci ay jafe-jafe nan la ñuy def ba génnee leen ci loolu ci wàllu fànn boobu politique yooyu dem naa Djibouti liggéey fa ci lu bëri. liggéey tamit lu bëri ci wàllu microfinance islamique parce que taux d'intérêt bu fekkee dafa sonal askan bi donc ma trouver beneen alternative mooy nañu def li ñu tuddee microfinance islamique def ko dëkk bu mel na Burkina Faso def ko dëkk bu mel na Bénin def ko dëkk bu mel na Togo formé fa ñu bëri bu mel na Côte d'Ivoire formé fa ñu bëri formé tamit souvent les banques centrales ak les cellules ministérielles pour que loolu mën a tabbi ci askan bi ñu am yeneen xeetu produits yi nga xam ni dana nandoo ak dégg-déggu askan bi nandoo ak seen culture wala nandoo ak seen diine mais mën leen tamit jëriñ ci seen ay activités entrepreneuriales. tey yaa ngi yëngatu ci politique ndax mën nga ñu wax lan moo la yóbbee ci politique bi ngay def tey. waaw man de dama yàgg liggéey ci gox-goxaanu Sénégal yi parce que ci développement laa nekkoon mais ma gis nekkinu askan bi ñu yàgg ma tamit di ma wax ay mébét yi nga xam ne ñoom dañ ko am dañ koo bëgg ñenn ñi dem sax ba may laaj ay tali ak yi ni mel leen jàppale ci wàllu social mais ñu lay laaj li nga xamante ni moo ëpp loolu. mu dem ba ci biir nga gis ni loolu en fait pour nga mën leen ci jàppale mooy faw nga sóobu ci langue politique pour mën a corriger li nga xam ni bu ñuy wax politique yi di ko énoncer waaye bu ñu koy manifester di ko appliquer ci terrain bi gap boobu pour mën ko combler donc loolu bokk na ci li tax mu sóobu ci langue politique bi. bu ñu dellu see fi nga xam ne moom mooy sa base muy Ross Béthio département Dagana ñu koy wax Waalo de façon générale ñu ngi la fay dégg ngay def action yu bëri yoo xam ne daanaka autorité locale yi fa nekk ñoom ñoo ko waroon taxawee action yooyu yan jeexital la am ci département bi. waaw donc dama nekk kenn ka nga xam ni maa ngi sosoo foofu donc bàyyi ci xel tamit bu baax a baax ci taxawu askan bi ci seen nekkin ma gis tamit département bi ni mu mel. ci wàllu ñàkk yu bëri yi nga xamante ni yeneen département tey am nañ ko moo tax def naa fay action yu bëri taxawal naa fa lu mel ne réseau des femmes du département nga xamante ni dafa peeg département bi yëpp
mën naa ni tey néew na gox ba nga xamante ni taxawu nañ fa groupement de femmes former leen jàppale leen ci wàllu financement ci seen ay activités yi ñuy def ci biir département bi donc Ndar képp wër ba pare boo jëlee tey ñu mel ne jeunes yi cible yu mel ne jeunes yi tey ci ay gox-goxaan yu bëri taxawal nañ fa ay projets autour de l'agriculture parce que dañu wax ni moom mooy département ba nga xam ni ci wàllu PSE mooy delloosi li ñuy tuddee retour à l'agriculture autosuffisance mais loolu nekkoon prétexte en fait pour jàppale ay jeunes yi nga xamante ni ay at ci gannaaw am nañu suuf mais mosuñoo am ku leen ci jàppale pour que loolu ñu bay ko donc 520 jeunes yuy bay tey jii bayum ceeb ñeneen nekk ci maraîchage ak yeneen action yi nga xamante ni lépp li nga xamante ni man yëg naa ko ci département ba daanaka sama loxo dugg na ci moo xam des activités sportives moo xam ay activités yi nga xamante ni wàllu santé la moo xam tamit ci wàllu éducation moo xam tamit ci wàllu activité économique. ñu ngi lay ràññee ci li nga xam ne mooy wàllu développement ndax mën nga ñu wax ay réalisation yi nga xam ne yow def nga ko ak parti bi nga xam ne moom nga jiite muy Doole Yaakaar donte mosuloo am doomu tànk fii ci réew mi. waaw ci nekkin bi ñu nekk ak askan bi cëslaay boobu yëpp nekk développement ci loolu la ñu nekk vraiment liggéey ci ba am ci ay résultats yu wóor am na ay localités yi nga xam ni gasal nañ leen ay teen fu mel ne Sototo ci commune Banguère am na yeneen localités yu bëri ci Sénégal fexe nañu ba lépp lu fa nekk ci ay groupement de femmes ñu jàppale leen benn ñu am métier ñu former leen ci ay métiers ñaar ñu accompagner leen ñu réaliser seen ay projets ba am ay activités yi nga xamante ni dañ ciy suturlu ko beneen bi mooy ci wàllu jeunesse mu frappé ñu lool dëkk ba nga xam ne tamit ñi nekk chômage dañu bëree ndaw ñi amul métier dañu bëree ñu initier ay projets yi nga xam ni lu mel na mbay par exemple delloowaat ci lu toll ci juróomi téeméeri ndaw def ko ci ay localités tëgg projet yooyu ba tey ñoo ngi koy réaliser def ko tamit ci wàllu maraîchage def ko ci wàllu yeneen activité yu mel na ay pour mburu yi ak yi nga xamante ni véritablement ndaw ñi intéressé na leen def tamit ay projet ci banlieue bi nga xamante ni ménage yi nga xam ni dépense quotidienne daf leen sonal ñuy jël ay ceeb ay dëwlin denrées yooyu nga xam ni dañ koy soxla ñu mettre ko à leur disposition ñu koy fay nànk-nànk ak ki jàppale tamit wàllu sport yàgg parrainer ay activités de jeunes di leen jàppale di leen orienter pour que effectivement taxawaay bi ñu war a am ci réew mi mu nekk taxawaay bu dëgër. alors loolu tax na ba activités yooyu nga xam ni ràññeeku nag ak parti bi ci biir Sénégal nga xam ni dañuy def politique mais cëslaay bi mooy développement nga xam ni tey bu ma demoon Bignona bu ma demoon Banguère bu ma demoon Tambacounda bu ma demoon Tassette fu ma dem ci Sénégal ñu mën ma dalal parce que am na ay résultats yi nga xamante ni def nañ ko foofu ak nit ñi fa nekk su ma demee ci banlieue bi la même chose moo tax tamit ba département ba tamit loolu ma fay def te yàlla dogal tamit ci élection yi pratiquement ma nekk di wut département bi investir fa ay candidats ba pare nekk le seul candidat ba nga xamante ni wax dëgg yàlla ci 49 listes yi man rek man maa fa nekk tête de liste ba nga xamante ni ci département de Dagana la bàyyeekoo donc loolu tamit je pense que mooy consécration wu liggéey bi ñu nekk di def ci Sénégal waa Sénégal yëpp am confiance ci ñun waa département bi tamit bu renforcer confiance boobu ak Sénégal am ci li nga xam ne moom la ñu nekk.